mag ci Sénégal ci lii dal Sénégal c'est la responsabilité du président Macky Sall. lii xew ci réew mi ñaaw na trop. arène nationale bi nag du ma ko jéggi te jaaruma ci CNG parce que comme affaire lutte la ñuy wax il faut que ma dériver tuuti ci arène nationale bi waxaale tuuti ci CNG. ku ci nekk gis na ne fan yi coow amoon na entre mbër yi Alioune Sarr CNG de lutte comment se fait-il que benn nit di ko diriger durant 24 ans il faut que ñu wax ci parce que affaire arène nationale la dama ciy dériver tuuti ubbi ci fenêtre. parce que Alioune Sarr moom tamit président CNG yoon la moom it mu bàyyi quoi parce que 24 ans nga def ko ci benn structure dem ba mbër yi di manifester di génn ne la doy na basta mais Alioune Sarr basta moom tamit nag moom docteur la am na éthique am na lépp am na xaalis waaye du bàyyi làmb ji nag mu bàyyi beneen commission CNG ñëw gérer lu làmb ji indiwaat bi 109 ah. Pourquoi Sénégal on est obligé yam ci benn nit rek durant 25 ans durant 30 ans ñu ne Alioune Sarr rek moo war a yor làmb ji di dagg ay commission di dagg ay 25% ay 15% ay 5% ñu naan Alioune Sarr bàyyi làmb ji yow tamit 24 ans doy na sëkk. tu es un docteur ñu naan docteur Alioune Sarr am nga sa profession nee nga dundee woo làmb waaye noppalul nag Alioune Sarr mbëri nee nañu doyal nañu bëgg nañu ñu changer. bëgg nañu aussi xam commission yi ñuy dagg ci làmb ji budget boobu di leen dundal fan la dugg ñu auditionné ko waaye Alioune Sarr bàyyil bu nanguwut a bàyyi nag mooy ci rek ça veut dire que ni lu jubadi moo ca ne. Alioune Sarr laa wax bu fekkente ne bi CNG de lutte nga yor ko 24 ans acteurs yi lutte yi ñëpp ñëw ne na doy na nag basta nga continuer caa mooy rek ça veut dire que ni buñ ko fuyatee fekk ci loo xamante ne bi nit ñu yaakaaruñu ko woon. moo tax vraiment maa ngi demandé ministre Matar Ba moom it. mu jóg ci CNG de lutte quoi parce que tamit Alioune Sarr moom it doy na il faut nit ñi am habitude ñu leen di changer mais sénégalais yi kañ la ñuy liggéey su fekkente ne bi structure bu ne ci Sénégal ab directeur da nga koy gis mu am ci 20 ans mais jeunes yi kan la ñuy liggéey yéen jeunes yi nii Siwane Seck Balde Seynabou ak ñeneen ñi fi jaar ñëpp maam Ismaïla Thiam Oumy Kalsoum El Hadj Abbas Ngom mais nit ñi nga xam ne dañoo war a liggéey tey kañ la ñuy liggéey su fekkente ne bii structure bu ci nekk benn directeur moo fay nekk 20 ans 30 ans nekk fa di ko diriger te nangu la wàcc mais sénégalais yi jeunes yi dañoo war a am liggéey jeunes yi dañoo war a am leneen tamit lu ñu def. Alioune Ndiaye lan ngay def su fekkente ne bi yow structure bu mënti am ci Sénégal directeur ba dañ ko fay bàyyi rek mu continuer yoon la nag ñu amal habitude même directeur yi ni ñuy joxe président ñaari mandat wala benn mandat directeur yi tamit nañ leen di jox ñaari mandat mais ab directeur mënta nekk ci ab société ñaar fukki at jëm fanweeri at relève bi kon kañ lay baax te kooku mi ngi am privilège yu dul jeex. vraiment war nañoo réfléchir tamit ci loolu jeunesse bi xam ne tamit structure yi dañ leen a war di changer mais boo xoolee ab directeur day nekk fenn ba retraite am jot xool Sayer Niang ARMP retraite na ñu ne ko doo fi jóge bàyyi ko fa. xoolal Pape Dieng bi nekkoon directeur u Sénélec nekk ba retraité créer entreprise boo xamante ni bii compteur yi ñu monté moo ko doon jaay boppam def Sénélec ay ñombe ñu jële ko fa léegi dénkati ko encore Sonacos paa yi retraité nañ bu yàgg. waaw xanaa mag ñi am ay 65 ans jëm 70 ans rek ñoo war a mën a yor structure yi ci public yi si réew mi vraiment jot na yéen askano yéen jeunes yi yéen ñii duñu seetaan Alioune Ndiaye sëñ Jili Mbàkke ñu ngi lay bëggee Assane Dioum Silla ñu ngi lay ziar bu baax jot na ñu changé nag gaañi mais mënuñu continuer ci loolu di seetaan Sénégal am nay référence am na yeneen doom ay jeunes ay Sidi Diop ay directeur société lañu ay Kabirou Mbodj ay Bougane Gueye Dany ay am na ay doom yi Sénégal yoo xam ne ñi ngi fiy gérer ay structures yu mag di ci génn mais pourquoi duñ jël nit ñi ñu dénk leen yooyu jeunes yi mais dañuy jël ay mag bàyyi leen fi ñu nekk fi ba xubbi daas ñaar fukki at kenn du leen changé xawma dañuy liggéey xawma je ne sais pas. askanu Sénégal nag war nañu wax ci loolu te jàpp naa ne fii ñu toll nii tembe jot na pour ñu changer ñu baree bari ci réewu Sénégal. bëggoon naa dugg ci wàllum passeport diplomatique ndaxte fan yi dafa am
benn loi boo xam ne Union européenne moo ko voté daf ko naroon voté sax suspendre ko xaw ma ndax ñu bari yëg nañ ko wala déet. Union européenne dañoo jógoon di voté benn loi boo xamante ne bii passeport diplomatique gu sénégalais ku ko yorati bala nga duggati Europe da ngay ñaan visa waaw. xawma lan la mais Sénégal jël nañ passeport diplomatique yi def ko comme marché. France gi nga xamante ne bii moom moonu colonisé France gi nga xam ne moom lañ wax ne ñoom lañ amal ay relations yu fraternelles France googu tey sax bokkoon na si ñu voté woon loi boobu. bokkoon na si ñu voté loi wu nañ sanctionné Sénégal ba képp ku fi indeeti passeport diplomatique demal nga ñaani visa d'abord. bu dul woon Espagne bi nga xamante ne bii moom moo sauvé Sénégal daal ne may leen ñu étudier waat cas bi ba Union européenne suspendre ko kon heure bi tey ku yor passeport diplomatique gu sénégalais da nga ñaani visa ndax comme marché la. passeport diplomatique da ngay gis footballeur yi yor ko da ngay gis mbër yi yor ko da ngay gis commerçant yi yor ko da ngay gis ku tekkiwul dara léegi ci Sénégal yor passeport diplomatique di lambar rek moom bitim réew ba européens yi jaaxle te c'est normal que ñu jaaxle. kan moo war a yor passeport diplomatique un diplomate wala ku nekk en mission wala kilifa diina gu mag wala koo xam ne ambassadeur nga Sénégal moo la yónni kooku lañ war a jox passeport diplomatique mais jël passeport diplomatique gu Sénégal kasare ko yàq ba tekkeetul dara ba nga xamante ne bi Union européenne jël na résolution daan ne ku fi indee di passeport diplomatique da nga ñaan visa sax bala ngaa dugg Europe loolu ñaaw na trop. loolu ñaaw na trop te lu jar a wax la parce que am na passeport diplomatique yi dañ koo kasare ba nga xam ne tekkeetul dara léegi ci bitim réew tekkeetul dara comme marché comme passeport ordinaire amatul benn valeur. Samba Sogor Gaye su jóg yor passeport diplomatique léegi Sénégal. donc loolu tamit vraiment bëggoon naa ko refléter tey ba ngeen xam ko xam tamit jëfi nguuru Sénégal gi yan jëf la ak lan moo waral ñuy wax. SDE bëggoon naa ci dugg ci ndox mi ndaxte ku ci nekk gis na li dal Sénégal li dal Sénégal metti na trop réew moo xamante ne bii réew muñ la day émerger réew moo xam ne nee nañ c'est la capitale de l'AOF. réew moo xam ne nee nañ moo njëkk a avancé ci réew Afrique sowu jant yi capitalam dem ba heure bii 21e siècle muy toog 8 mois mënta am ndox te nit ñi defuñ ci ay jàngat may wax ñu naan ay dañuy liggéey ak duñ ci sotti ay liggéey ak nangam non ñun ñooy xalaat ndax est-ce que duñ ci sotti liggéey est-ce que paralysé wuñu Lac de Guiers bi ak Kër Momar Sarr pour sotti ci ay liggéey ñun ñoo war a xalaat loolu c'est pas li Omar Youm xalaat ne way ñi ngi koy réparer te suñu sottiwut ay cat wala ay liggéey fileeg septembre dana pare wala fileeg août dana pare non ñun ñoo war a demander ay question poser leen yéen waa Sénégal question ndax paralysé gi ñu paralysé ndox mi doonul pour sotti ci ay liggéey pour waa Ndakaaru naan ko pour élection yi xalaat leen loolu bàyyi leen ko xel yéen tamit te ku ko mën a surveiller ku ne na ko surveiller ku ci ami écho ku ne na ko vérifier ñoom ñi njëkk waxu liggéey yaakaar naa ne ñoom ñooy def affaire u liggéey ñoom ñi njëkk a xalaat affaire u liggéey ndax duñu leen sotti ay liggéey yaakaar naa ñoom ñooy war a bëgg a sotti am liggéey ci ndox mi ngir sénégalais yi naan ko. kon loolu jàpp naa ne jar na seet jar na wax parce que SDE nañ xam ne entreprise française la SDE bi nga xam ne mooy contrôler ndoxu Sénégal ay tubaab ñoo ko moom ñun moomuñu ko ñun contrôler wuñu sax suñu ndox ñàkk mënta paase nga dem ba yow ndox mi ngay naan yow ci boppam ay tubaab ñoo koy contrôler est-ce que xam ngeen ne ndoxu Sénégal SDE laa wax la SDE bi ngeen di fay seen facture laa wax c'est une entreprise française kenn mënu koo dindi yow li ngay fay weer bu dee ci sa ndox ñaari weer yu nekk facture ndox français yi nga koy fay français yi ñooy seet ne ñun ñoo moom lii yow Sénégal yaa moom lii waaw pourquoi ñun ñu toll fii 21e siècle ba léegi sunum ndox mi nii naan sax ay jàmbur lañ koy fay pourquoi Ablaye Wade moo ko defoon on s'en fout Ablaye Wade moo ko defoon baaxut mais bu ñëwee dindi ko Ablaye Wade bi mu ñëwee fekk fi ci Abdou Diouf ay contrat yoo xam ne contrat courant la ak contrat nangam bi mu ñëwee fekk ne jaaduwul da ko dindi kon yow Macky Sall bul ñu layee naan ñu ay Ablaye Wade moo ko fi signé woon ak SDE non on s'en fout ñëw nga gis nga ne c'est une entreprise française mooy gérer sunum ndox jaaduwul nii ñu nga xam ne noonu lañ defee contrat bi baaxul waaye résilier contrat bi c'est une entreprise sénégalaise dénk ko ndoxum Sénégal
mais SONES amul benn njariñ na ngeen xam ne SONES amul benn njariñ ci ndox mi SONES benn njariñ amu ko ci ndox mi SONES lu dul produire samp ay forage produire ndox mi bu paree SDE la koy jox SDE ñoo koy traité ñoo koy jaay jël seen bénéfice jox Sénégal li ci des loolu nag vraiment war naa tax nit ñi aussi xalaataat ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy jox seen réew parce que sa réew boo ko jëlee di ko jox nit koo xamante ne bii seetut dara li muy def lépp alali Sénégal yépp tubaab bi la koy jox li muy def lépp pour intérêt tubaab bi la war nga seet ki ngay dénk sa réew kon yéen jeunes yu Sénégal jox seen maa ngi lay bëgg bu baax di nuyu jox Fall di nuyu Alimatu Fatoumata Camara Fatoumata Danso Max Maguette maa ngi lay bëggee Tafa Touré maa ngi leen di ziar bu baax di leen màggal ki ngeen di dénk seen réew seet leen ko ki ñuy jox sunu Sénégal gi nañ ko seet nit bu mérité wul ñaari mandat kenn waru ko ko jox ak quelque soit alpha ak lu mu mënta def may la ñaari tali wala may la ñaar non lim def ci erreur ak ay njombe moo bari waaye goo xam ne kenn waru koo jox ñaari mandat dañ fi yemale mandat bi mu nekk benn doy na sëkk ma bëgg a ñëw ci El Hadji Diouf li mu fi wax parce que soulevé na fi lu garaaw a garaaw Maître El Hadji Diouf wax na lu garaaw loo xamante ne bi xañ na Sénégal prêté wuñ ci attention wante lu yéeme la ndax nee na Aliou Ndao moo ko nettali Maître El Hadji Diouf nee na Aliou Ndao ancien procureur de la CREI bi muy enquête ci Karim Wade dafa jékki-jékki gis ne ay sénégalais ñu ngi yóbbu ay milliards ñi ngi transféré ay milliards yu bare di ko génnee bitim réew Aliou Ndao yable pour ñu def enquête ci loolu ñu dax ko imaginez leen yéen waa Sénégal procureur bi nga xamante ne bi moom lañ moo war a saytu alal Sénégal di saytu ci wàllum CREI yi ci cas Karim Wade gis ne am na yeneen i doomi Sénégal moo xam mouvance moo xam opposition ñi ngi jël ay milliards di ko transférer di ko génne réew mi mu bëgg a enquête ci loolu ñu dax ko xam ngeen ne Macky Sall yorul Sénégal mbokk yi yéen ñii di ñu seetaan Soukey Boubacar Ndiaye Ñoxor Ndiaye ñu ngi lay bëggee xam ngeen ne Macky Sall yorul Sénégal ci anam yu jub Macky Sall yorul Sénégal ci njub Macky Sall ci yaama neex la yor Sénégal ndax bu fekkonte ne yor na ko ci njub procureur bi di jóg ne damay saytu ñii di yóbbu alali Sénégal gi te ñu di leen gis ñuy def ay transfert ay milliards di ko génn réew mi te kenn saytuwu leen moom mu jóg di ko saytu ñu dàq ko loolu nag nekk na loo xamante ne bii lu yéeme la Macky Sall dafay nekk pour intérêt tubaab yi Macky Sall c'est le candidat des Français bu ngeen gisee Robert Bourgi li mu wax bërki démb Robert Bourgi c'est un étranger ñun on s'en fout ci li muy wax Sénégal kiy yore Sénégal sénégalais yi ñoo koy décider Mame Bara Thiam grand Sidi Diop ak ñeneen ñu ngi lay bëggee waaw ñu ngi lay bëggee bu baax sunu mag Sidi Diop di suñu référence doomu Sénégal boo xam ne bëgg na réewam am na jom di diriger entreprise yu mag ca Allemagne mais ñooñu tey waruñu leen a jëlee ñu jël leen ñu jox leen suñu entreprise nationaux yi suñu entreprise nationale yi fii ci Sénégal ñu diriger ko mën nañ ko diriger doomi Sénégal yi fi nekk wane seen i preuve mën a diriger ay entreprise yu mag war nañ leen a mën a indi fii ci Sénégal jox leen ay SONES jox leen ay CNG jox leen Sonacos jox leen port jox leen entreprise yi fi nekk yëpp ci Sénégal ñu diriger ko mais ay pas bàyyi leen fi 20 ans du ñu retraité nga bàyyi doomi Sénégal yi ñu toog nii am expertise bay jariñ tubaab yi te mënuñoo jariñ seen réew loolu war nañ ko seetaat Macky Sall nag nekkoowu fi lu dul intérêt tubaab bi il faut ngeen xam ko li fi baaxoon ci réew mi lépp dem na yéen ñëpp te ngeen ci seen bët buñ koy lim duñ fi jógee bu fekkente ne bi SDE français yi ñoo ko moom gis ngeen Orange français yi ñoo ko moom maa ngi ñëw si ñoom léegi gis ngeen Auchan français yi ñoo ko moom gis ngeen Alstom français yi ñoo ko moom gis ngeen Total français yi ñoo ko moom gis ngeen Eiffage waaye lépp lu baaxoon ci Sénégal muy projet muy contrat bu baax muy loo xamante ne bi richesse lay créer Macky Sall jël na ko mu jébbal ko nasaraan bi lan mooy solution bi ñu jële fi Macky Sall ngir jëli loolu il faut que ñu jële fi Macky Sall ngir jëli njiit boo xamante ne bi dina capable recoloniser renationaliser li nga xamante ne bi mooy li Macky Sall jaayoon mu indiwaat ko ci réew mi ngir Sénégal mën a avancer wax dëgg yàlla mbokk Sénégal war nañu réfléchiraat politique monétaire u Sénégal xool leen ni mu mel sunu franc CFA bi ban njariñ la ñu amal
franc CFA bi benn tëggewuñ ko sax Sénégal tëggewuñ ko ci Afrique soowu jant chamalière lañ koy tëggee. yow ñun xaalis bi ñu yor nii di ko weccax ndikoo di ko jënd ak jaay ci réew mi ñu ngi koy tëggee France français yi contrôlé ndax war nañoo tëggaat bi yu bees tëggaat indi dugalaat ci circuit bi. suñuy 50% ci suñu réserve monétaire ma nga ñu denc ci France. waay yéen jeunesse su Sénégal yéen jeunesse africaine fii la ñu soxlawee groupe yu mel ni ay Y'en a marre ay M23 ay fan yi nag gis naa leen doon naa leen laaj samedi bee passé gis naa leen semaine bi ñu génn naan dañuy def xawma lan africain. Y'en a marre génn leen ngeen wax ci lii ci problème mu Sénégal yi ay affaire nañ ay kii africain ak yooyu non ñëw leen ngeen régler problème mu Sénégal yaa ngi nii ñëw leen ngeen wax ci. tamit ñoom it il faut ma interpeller leen parce que fii man Tchad rek laa fi gis léegi ak kilifa gisatuma ay Fadel Barro yi nekkoon fii di jéem a incarné kii yëpp daanaka ñoom léegi ils s'en fout dem nañ seen yoon. man Y'en a marre bu ma fi déggatee kenn léegi Tchad laa fi dégg muy wax sax au moins ñu si des ñëpp ils sont disparus te problème mu Sénégal yaa ngi fi ne réew maa ngi nii ñàkk ndox ba nit ñi amuñu lu ñu naan di manifester di rang dëkk bi effervescence bi nekk Dakar kenn gisul Y'en a marre de mu taxaw daan ne askan wi lañ fi nekkal. man Y'en a marre seen ak nekkal askan wi jaaxal na ma heure bi tey waroon na fekk ñu nekk Parcelles wala ñu nekk Grand Yoff wala ñu nekk Médina wala Grand Dakar di manifester ngir ñàkk ndox gu ñooñ ñàkk ndox wala ñu nekk Ouest Foire mais kenn déggu leen ci ndox mi déggu leen ci ndox mi de Y'en a marre déggu leen ci Tchad donc ngeen si dégg muy wax te Tchad nit dëgg la moo waral muy wax mais daanaka groupe Y'en a marre kenn déggatu leen pourquoi ça tañ ne askan bi lañ fi nekkal bu ñu leen waxatee ne askan bi leen fi nekkal sànni leen fële ndax waxuñu dëgg ñu fi nekkal askan bi ñu ngi taxaw di wax ci li nga xamante ne bi mooy intérêt yi askan bi mais Sénégal fi ñu toll nii fi ko président bi jëmee wax fa dëgg yàlla jar na seetaat bu baax waaw ndaxte mënuñu continuer ci rythme bi tay la suñu askan jox ko tubaab yi te kenn mënul wax kenn mënul kaas kenn amul sañ-sañu wax dara lu waay wax ñu jëli la xoolal waa ji wax rek barki démb le juge Yaya accesseur boobu magistrat bi wax ne Karim Wade am na sañ-sañu présenté rek ñu koy convoqué waa Sénégal xanaa moom fii lu waay wax ñu convoqué la xanaa lu waay wax man dama leen xaj na dérangé gul moo tax mais su ma demoon sax xam naa ba di dérangé leen dëgg dinañ ma convoqué juge Yaya Dia daan ne Karim Wade am na sañ-sañu présenté am na sañ-sañu nekk candidat rek convoqué nañ ko moom te gars yi nekk fi Moustapha Cissé Lo li mu fi wax bërki dem moo njaay kenn convoqué wu ko juge Yaya Dia lu mu wax Karim Wade am na sañ-sañu présenté wu ndax condamnation bi nga condamné ci CREI yi kenn waxu fa ne du présenté wu kenn waxu fa ne du nekk candidat kenn terewu ko loolu la juge Yaya Dia wax ñu convoqué ko Moustapha Cissé Lo nee na drogue baa ngi ci réew mi te ay kileek faa ko fiy dugal kenn woowu ko mi ngi ñu bàyyi ñuy doxantu Moustapha Cissé Lo nee na 15% ci immeuble yi nekk Dakar ñoo fa légal li ci des lépp immeuble truand la ak blanchiment d'argent ak sàcc mu kenn woowu ko moom daal boo ànd ak ñoom boo waxee tojaa ngi wax njombe lu la neex nañ lay seetaan mais boo àndul ak ñoom boo waxee loo xam ne mi ngi dem à l'encontre ñu woo la ne la oui tu es un cadre tu n'as pas droit à donner des secrets d'état comme ni ñu defoon Ousmane Sonko ni ñu def colonel Ndaw ni ñu def commissaire Keïta ni ñu def Nafi Ngom Keïta ni ñu defoon le capitaine Dièye le juge dem gis ngeen ko mu bàyyi. voilà Sénégal yoon amu fi mbokk yi yoon doxu fi Sénégal li fi nekk rek mooy ànd ak président bi. di gundaandaat di doxe di noos ànd ak président bi di lekk li nga xamante ne bii mooy alalu réew mi ànd ak président bi di noose alalu Sénégal ànd ak président bi di dunde askan bi loolu nag kenn ku ci nekk ci ñun am na ci part de responsabilité kenn ku ci nekk am na wàll ci réew mi lu mu war a wax mais bu ngeen gisee ni ñu def Sénégal bërki démb yéen a ngi seetaan benn vidéo ñu jël benn xale ci internet bi teg ko mu ndeysaan xale ba sénégalais la mi ngi fecc ñu teg à côté beneen xale boo xam ne xaw ma japonais la xaw ma chinois xale bi moom mu ngi liggéey compareel ma ñaari image yooyu mu mel ni Sénégal suñuy doom
au lieu ñu yar leen wala ñu teg leen ci yoon da ngay gis ne ñoom fecc rek lañ gëm ak fo. ñu daal di wane beneen image benn xale japonais wala kii moom mi ngi nekk di liggéey yor ab machine di dagg qu'est-ce que cela veut dire lan lay wane ne suñu réew mi ñun réewu fecc la wala réewu fo. waaw vraiment dëgg mbokku Sénégal jot nañu changer régime jot nañu changer njiit bi jot nañu changer structure bi yëpp parce que dafa yàqu. parce que structure bi nga xamante ne bii moom ci la ñëpp wékku muy système bi buñ ko changé wul changé njiit yi Sénégal du mën a dem ndax ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci structure bi nekk ci système bi nga xamante ne bi ñoom ñi ngi dund ci système bi ñoom toujours dañuy jàpp ne système bi baax na. waaw Abiba ñi ngi lay bëggee di ziar Serigne Khadim Diouf ñi ngi lay bëggee waaw même boo contré tamit Serigne Khadim ñu ngi lay ziare am nga ci droit mais dama bëgg a wax ne Sénégal da ngay gis ne nit ñi même bu ñu xamee ne nguur gi mi ngi def njaaxum fi léegi ñoom ñi ngi dund ci nguur googu duñ wax ne ñi ngi def mi ngi def njaaxum. ay quelques rares sénégalais ngay gis ñu mën lool ñi ko mën bariwul de ñi ko man mooy juge dem bi nga xam ne dugg na nekk na ci magistrature gis ne Macky Sall de tant que wàccul kuréel gii atte ci yoon ci Sénégal du mën a nekk ndax ay mbokkam du leen atte mukk te ñi ngi defi njaaxum dossiers yi mi ngi ciy teg concam bés bu set. ay capitaine Dièye yi bàyyi ay exception la ñuy doon bu ngeen leen xoolee ay 8 la ñuy toll wala 9 wala 10 ci administration sénégalaise boo xam ne mat nañ 500 000 personnes. fonction publique au Sénégal mat nañ 500 000 waa ci biir 500 000 yooyu 10 nga siy mën a génne wala 11 wala 12 wala 15 ñoo xam ne démissionné nañ ndax ngor démissionné nañ ndax gis nañ ne réew mi ay njombe la ñuy def ñi ci def ñëpp dañoo toog di dund ci système bi malgré que xam nañ ne système bii baaxut. mi ngi mel ni nga nekk ci kaw garab toog ci kaw branche gis ne garab bii poison mi ngi ci suuf di contaminer suuf si yëpp yow nga ne doo avertir sa yeneen morom yi tant que yow yaa ngi ci kaw comme yow sauvé nga rek yaa ngi ci kaw garab gi rek ñeneen ñi nekk ci suuf moom yow sa yoon nekku ci. malgré que suuf si mi ngi empoisonné di rey say morom yow yaa ngi jafandu ci garab gi rek toog nga ci kaw garab gi yow jàpp nga ne yow waroo wax ñenn ñi dara alors que garab gi mi ngi contaminé yeneen garab. il faut que askanu Sénégal nit ñi xam ne réewu Sénégal Macky Sall yàq na ko ci jikko yàq na ko ci économie yàq na ko ci ay valeurs. bu ngeen gisee ñu dem ba nit respecté tout kilifa bu ngeen gisee ñu dem ba kilifteef amatut gëdd ci Sénégal c'est la responsabilité du président de la République. responsabilité Macky Sall la parce que moo wàcc kàddoom. gis ngeen lii nga xam ne moo xew depuis 2016 la de Macky Sall ba mu waxeet ba léegi bu ngeen xoolee Sénégal dara baaxatu fi moo lay won ne njiit dafa war a fonk kàddoom. njiit dafa war a bu waxee na nekk wax ju dëgër na nekk wax ju wér na nekk wax joo xamante ne bi kenn du ko dindi mais boo wàccee sa kàddu rek leneen loo waxati baaxul. bu ngeen xoolee ministre yi nga xamante ne bi dañuy wax tey di kàcc dem nañ ba léegi waxeet moom doonatu fi dara wax tey suba nga génn ci doonatu ci dara ci njiit li lañ ko gisee maa ngi bëgg a wax tamit